conseil départementaux yi di nuyu conseil municipaux yi ñëw membre administration bi yëpp ci seen teewaay di leen sant di leen gërëm di leen wax ni dañoo woote woon ndaje bi pour waxtaan ak yéen ci li nga xam ni dégg nañ ko ci week-end bi ci li nga xam ni mooy ab supposé conseil départemental réunion conseil bu waroon a am may leeral ni conseil départemental masuñu ko convoqué week-end bi passé su amee ay conseil yu fi ñëw ci conseil bi fekk mu tëj c'est parce que dimanche conseil bi du liggéey benn agent fii ne da koy tëj. Deuxièmement réunion conseil amul woon réunion conseil suy am président bay koy convoqué da koy convoqué conseil bu ne jot këyitam convocation suy convoqué aussi defe naa ni dina am document yoo xam ni moo tax ñu convoqué beneen bi mooy préfet département bi moo mën a convoqué te loolu da koy def une fois su ñuy installé conseil bi ci njalbeen wala mu am question bu am solo buñ ko wax mu nii moom day convoqué conseil kon loolu la loi bi prévoir bien que nag loi bi nee na su fekkente ni am na ceeru conseil yi mooy téeméer boo jël fanweer yi ak ñeent au moins ñëw nañu demander conseil bi mu réunion ci benn question précise conseil bi war na réunion ci loolu mais loolu ñoom suñ bindee dañ koy yónnee président bi réunir bureau bi comme 15 jours les convocations yi di durer suñu réunion bureau daal di jàpp date bi yónnee convocation yi conseil yëpp jot ak sujet bi ñu bëgg ñu waxtaane te loolu defe naa ni bi ñu jotee courrier ñi nga xam ne dañ leen tudde les pétitionnaires bureau bi réuniragul. Deuxièmement signé guñu convocation. Troisièmement objet bi ñu demandé ñoom pour conseil bi réunir ci conseil yu am ñu compétence ndax defe naa du conseil mooy war a réunir naan day blâmer ay membres bureau du conseil mooy réunir daal di demander démission bureau bi du conseil mooy réunir demander ñu installer bureau intérimaire defe naa du conseil aussi mooy réunir pour demander ay poursuites lu nekk am na ki koy dox lu ne am na ki ko war a régler ñun ci administration lañ nekk mais conseil départemental da ngeen di war a xam ni aussi démembrement état la c'est-à-dire que état Sénégal ni muy doxee ñun démembrement lañu ñun moomuñ suñu bopp ci biir état Sénégal lañ nekk su amee lu ñu def loo xam ni jar na ñu destituer bureau bi ñu poursuivre ko am na keneen ku am loolu ku am sañ-sañ boobu lu dul conseil bi kon conseil bi mënul réunir que ci ay compétences am te conseil bi suy réunir président bi mooy xaatim daan ni réunion am na tel jour te loolu daf koy réunion ak bureau bi ba ñu jàpp date bi jàpp objet réunion bi kon ku ni dimanche am na fi réunion ba ñëw fi taxaw ci bunt bi yaa ngi def mbiru sos yaa ngi def loolu ay kàcc la mais également yaa ngi def agitation politique te ñi ko doon def loolu la ñu bindoo ay escroc politique la ñëpp xam nañ leen ko liggéeyuñu daw amuñu fu ñu dem lu dul escroquer nit ñi politiquement temps Ablaye Wade ñëpp xam nañ ne loolu lañ doon dafa Karim Wade fii te it loolu la ñu reprendre rek xam nañ ni waa Macky Sall yëpp ils ont pris peur Idrissa Seck mu ngi leen di caw yu métti ñu ni ñoom nañ jéem a agité wu ci Thiès xool nan la ñuy def ba escroquer nit ñi gis nañ fi ñu jaar yëpp homme politique gu APR yi ñu seeti yëpp xam nañ leen ñi leen jox xaalis ak yëpp xam nañ kon ñun vraiment ñun li ñuy def nii xam nañ lan la mbiru politique la mais ñun loolu duñ ci sori ndax côté politique bi ñuy def mën nañ ko def mais dama bëgg leeral que conseil départemental masul laal ci lotissement masul def lotissement masul taq ci lotissement kon bu ñu kenn taqal ci di ñu tudd ci sax ci affaire lotissement il faut que mu leer biñ ko defee jàpp nañ ni dañoo yàq suñ der mooy diffamation porté nañ plainte mu ngi tribunal suñ ci paree tribunal la ñuy dem wuyu ji ak ñoom il faut que procureur convoqué ñu vider cette question là ndax jàpp nañ ni dañoo yàq suñ der kon ñun dootuñu ci wax une bonne fois xam ne ñun nag dañu am yeneen préoccupation yoo xam ne moo ñuy xaar te looloo ñu ëppal solo mooy lan la ñuy defal population yi écoles yi ñuy réaliser lycée yi ñuy def hôpitaux yi ñuy tabax loolu la ñuy dem inaugurer ci mais pas nekk ci topp ci ay coow loo xam ne amul sens ndax ci bàlleen ma ci kàcc lañ ko créer bëgguñu ci divertir te ñun duñ ko nangu am nañ beneen préoccupation bu dul ne fii du tontu ci ay yoo xam ni yu ridicule la comme li ma wax biñ fi toogee ba léegi domaine public maritime am na ñaari courrier yi ñu ci jot ay kilifa amul benn yoon buñ ci délibéré yépp a ngi nii courrier buñ ci jot yónnee nañ ko commission bi nii na ko saytu wax ñu
boobu ba léegi amul benn yoon boo xam ni délibéré nañ ci. kon ñun bu ñu kenn taqal ci domaine public maritime niñ ko fekk woon incha allah mandat bi dina jeex peut-être noonu lañ ko fi bàyyi bu ñu ci kenn taqal lenn laalu ñu jegewuñu projet de lotissement su amee keneen na ko def mais ñun bokkuñu ci. en tout cas ñun conseil bi ñu constaté que am na ñuy laal domaine public maritime bind nañ leen préfet ni ko préfet na jël ay matukaayam pour que domaine bi ñu préserver ko. kon nag bu ñu kenn tudd ci lotissement bu ñu kenn taqal ci lotissement laalu ñu jegewuñu te li nga xam ne moo tax ma am sax kersa mooy dafa am benn ministre bu ma gis mu signé ci pétition bi di demander conseil bi ñu def réunion ci domaine public maritime. or ministre boobu ay service am gendarmerie moo mëne woon enquête ci domaine public maritime bi coow lu jóge service am yooyu ñoo ni ma yow jaruñu lay laaj xam nañ ne taqu leen laalu leen ci te moom mooy patron gendarmerie moom ministre boobu nee na day signé pour ñu demander ko moom su doon toll na place am dëgg moom war na xam ni loolu ay kàcc la te moom am na lu ko war a doy ndax hélicoptère bi daanu temps yi ministère bi mu nekk forces armées ministre bi moom ci boppam dañ ko waroon poursuivre pour homicide involontaire ah oui ndax am na ñoo xam dañ ñàkk seen bakkan te moom mooy seen ministre hélicoptère yi peut-être moo ko jëndal mani kon am na moom lu ko war a doy ba tax na kon gis ko muy signé naan nañu laay leeral te moom xam na ni ndax service mi rendre nañ ko compte état bi kon ñun bu ñu kenn taqal du ñu tudd ci ay affaire domaine public maritime il faut que mu leer loolu moom c'est la dernière fois sax ñu ciy wax beneen bi mooy tribunal la ñuy xaar mu wooñu pour ñi nga xam ne ñoo doon yàq suñu der ñu leeral ko il faut que ça soit clair et vidé mais bu ñu kenn woowati ci loolu li ñuy demander daal ñun finalement que cette affaire soit vidée par la justice mais ñun li ñuy concentré wu mooy dem liggéeyal waa Thiès loolu lañ mas a xam loolu lañ mas a def présentement ñu ngi préparer inaugurer suñuy école ak suñuy poste de santé yi ñu réaliser ak yan projet la ñuy engagé pour 2018 ñun loolu moo ñu ëppal solo que yëpp escroc politique yi nga xam ne ñii loolu la ñuy dundee ñun dundawuñu loolu ñun am nañ yeneen préoccupation comme ni ma waxee rek am na xam nañ ni ñoom présentement Idrissa mooy def buzz Idrissa aussi mu ngi leen di caw yu metti xam nañ ni moom ñoom daanu la jëm affaire moo xam nañ ne jeexal na ba pare ci la ñuy profité di suturé ci xaalis ci ay ministres yi nga xam dañoo tiit ak directeurs yeeg souteneur Macky Sall yi nga xam ni ñoom ñëpp a ngi pat ñoom xam nañ noonu la ñuy dundee ndax même temps PDS xam nañ noonu la ñu doon def kon ñun ñii xam nañ leen du ñuy ñëw ñu jaaxal mais li ma mën a wax mooy conseil bi laalu jegewul taqu ci te bu ko ci kenn tuddati beneen bi mooy ñun am nañ leneen lu ñu gën a doy bi ci des mooy politiquement li ñuy jëf lañ toog ñoom xam nañ ko te ñun dinañ ñu ngi si terrain bi ak ñoom kon du loolu moo ñu jaaxal beneen bi mooy vraiment amatuñu énergie nag ak temps wu ne fii vraiment di tontu ci ay tëysante wala ay wax yu kasaw ndax am nañ leneen lu ñu préoccupé loo xam ne mu ëpp solo la ñu Cees waaye di gën a xaar ci loolu la ñuy vraiment liggéey quoi ba tax na kon daal defe naa ni cette question là vraiment bii laa ci mujj a wax li ci des moom defe naa ni suñu procureur woowee di ngeen am matière di ngeen mën a fekkee di ngeen mën a assister di ngeen mën a suivre plaidoyer ak débat yépp te defe naa ni foofu lañ ko war a vider une bonne fois pour tout en tout cas man loolu laa ci doon wax vraiment di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah